asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen tey ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn tuto boo xam ne bu gaaw a gaaw la muy nekk pâte bi nga xamante ne pâte brisée la ñuy defar maanaam pâte boo xamante ne buñ nga ci defar tarte wala ay quiche ak yooyu mais tey jii tarte laay jël bu sucré laay def moo tax ngeen gis ingrédients yi ci dem nii donc damay jël farine maa ngi jël 3 coupes ak 1/3 ci mesure américaine yi après dinañ ko kii en gramme dinañ ko def en gramme ngeen mën a gis ma am fii 6 nen mais jaune bi kese laa soxla 6 jaune d'œuf am fii aussi benn coppe ak 1/3 bu sucre glace ku nekk li nga am rek ma yor fi beurre mu ngi nii environ 16 daggu beurre daal donc pour man ak beurre bii ma yore nii benn bii lay nekk daal di am aussi orange mu nekk optionnel man zeste bi laa soxla ñu am fi tuuti sel yore fi aussi essence vanille donc loolu lañ siy def duñ def rek lu dul daal di ànd ak yéen si waañ wi bismillah. voilà léegi li ngeen gis fii mooy maanaam suñu beurre bi gis nga pour defar pâte brisée nag da nga soxla beurre bu sedd guy léegi dama ko dagg ay dés yu ndaw nii donc dama koy dugal ci frigidaire bi pour bañ mu tàng kese le temps ñuy commencer defar suñu assembler suñu yeneen ingrédients yi ak mesure rek yooyu nga xam ne du am benn temps tàng daal beurre bi du am benn temps nooy voilà donc nañ ko dugal ci frigidaire bi daal di commencer ñëw def mesure kii bi en grammes européennes yi comme ça ngeen mën a gis incha allah. gis ngeen kii baa ngi nii suñu scale bi donc damay daal di jël sama fi ma koy def rek voilà taare ko voilà léegi ñu daal di ñëw li ma leen waxoon 3 coupes ak 1/4 la bu fekkee ñi nekk États-Unis bismillah. voilà léegi pour ñun 545 grammes lay doon pour ñi nga xam ne ñoo nekk Europe 545 grammes de farine lay nekk léegi ñu jëlaat sucre bi ñu mesurer ko comme ça ñu kii ko daal di koy def moom tamit ngeen gis ok voilà léegi ñu def sucre bi bismillah. voilà sucre bi environ 190 grammes la donc mu ngi noonu 545 grammes farine 190 grammes sucre donc loolu mooy li nga xam ni moom mooy dem ci yëf yi donc pare nañ ci kii bi scale bi voilà nañ ko tegee ne le léegi nag li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencer assembler ku mu neex par exemple ki nga xamante ni supposons moom amul sucre glace mais sucre beneen raffiné bi wala yaa xam ban sucre nga am quoi mun nga jël par exemple li may def nii au lieu de nga mélanger sucre bi ak farine bi déedéet da ngay daal di jël sucre bi ak jaune d'œuf bi nga bati leen ba nga xamante ni suukar bi dafay seey carrément parce que bëgguñu di dek donj suukar ci biir kii bi ci farine bi bu seeyee après nga door a def léegi farine bi ak yeneen bagage yi ciy dem quoi mais comme man sucre glace laa yore donc damay daal di ñëw tey duma ko defee ak sama loxo mais dama koy def ci gis nga food processor bi muy mixeur bi ku am sa robot mun nga ko utiliser wala nga bañ a boo amul robot tamit mun nga ko utiliser donc damay daal di ñëw daal di def kii bi daal di def bismillah suñu farine bi ak sucre bi nga xam ne dañ koo mélanger gis ngeen pâte brisée du am levure du am dara parce que pâte brisée comme son nom l'indique yow li nga soxla mooy loo xamante ni du funkil pâte bi parce que soo ko defee rek après jeex na yow leneen ngay am daal lu bokkul ak kii pâte pour ay tarte ak yooyu gis nga léegi su ma defee nii damay daal di jël sama sel comme beurre bi ma yore dafa xaw a am sel
damay daal di wàññi parce que boo fekkee beurre bi nga xam ne non salé la da ngay def demi cuillerée à café bu sel mais comme man sama bos bi dafa am sel damay jël kaaru sel ma def ci bismillah voilà donc su ma defee nii ma daal di ñëw commencer séparer blanc bi ak jaune bi voilà gis ngeen séparé nañ ko nii donc fi mu nekk nii li may def mooy comme jaune bi kese laa soxla moom laay jël léegi blanc yi bu leen ko sànni bu leen ko def dara parce que mun nga si defar omelette ak mu nga xamante ni blanc d'œuf kese la comme ki nga xamante ne par exemple dafay xool cholestérol am te bëggul utiliser jaune d'œuf donc blanc d'œuf bi mun nga si yokk ay légumes fromage ak yooyu nga defar sa omelette incha allah donc ñu daal di def nii daal di nettoyer tuuti ñëwaat. voilà gis ngeen fi mu nekk nii léegi dañuy daal di ñëw rek commencer pulser pour mélanger defaguma ci dara à part sucre bi ci nekkoon ak sel bi ñoom rek ñoo fi nekk donc damay daal di ñëw mélanger rapidement pour nga xam ni sucre beeg farine bi ak sel bi yëpp dinañ mélanger wu bu baax dañuy pulser rek bismillah mangook gis nga jeex na léegi nag ñu commencé daal di def suñu ingrédients mais bala ñuy def loolu damay xool man li nga xam ne moo gën a yomb ci man fuuf muy maanaam orange bi comme li ma leen waxoon zeste bi laa soxla dama koy zester léegi dès à présent pour nga xamante ni loolu dina ma wàcc donc ki nga xam ne bëggul def orange moom mun na ko bañ a def donc toujours rek dama bëgg a jox pâte bi goût bu neex a neex a neex. waaw je pense que baax na nii léegi damay génnee kii bi comment ça s'appelle beurre bi ma commencé ko kii ci biir bu wal ko ci biir farine bi ba nga xam ne foofu la sable bi di jóge ba nga xam ne dina def ay pepp ndànk-ndànk bismillah donc gis nga beurre baa ngi nii damay daal di jël yëpp rek def ci voilà gis ngeen dañuy jël beurre bi rek daal di koy def ci biir gis ngeen bismillah moom tamit dañ koy pulser ndànk-ndànk ba nga xam ne dafay mel ni comme maanaam suuf bu tooy wala nga ne mu def ay pepp comme ceeb yu sew a sew loolu la ñuy wër parce que bëgguñu mu tooy xepp instant bi déedéet bismillah subhanallah voilà gis ngeen ni muy def nii gis nga loolu lañu soxla parce que beurre yi dafa dugg ci biir fu nekk ci crevice ci pepp kii yëpp farine yëpp dafa am beurre fi mu nekk nii léegi nag ci laay jël kii bi nen bi ma daal di ciy def bismillah gis ngeen jusqu'à présent amul ay ndox ak ay affaire kii dégg ma ne waaw ndox wala meew wala yëf yooyu déedéet ma daal di jël essence vanille def ci c'est selon votre goût nag pour vanille yi léegi nag ñu commencé mixer bu commencé dajaloo rek ñu arrêté parce que bëgguñu ko battre ba nga xamante ni bu ko defee dough bi au lieu mu tendre dafay daal di mujj taf. voilà dañuy commencé rek mixer léegi nga xamante ni bu commencé dajaloo rek ñu arrêté parce que bëgguñu ko mixer ba nga xam sinon boo ko over mixer rek boo ko kiiyee blender lu yàgg dafay daal di tax sa pâte bi dootul tendreti dafay daal di dëgër te bëgguñu pâte bu dëgër comme dañu wax ni dañuy defar tarte dañu bëgg mu tendre nga xam ne da ngay teg sa làmmiñ rek mu seeyi. voilà gis nga man sama côté baax na nii parce que bëgguma ko comme li ñuy wax rek over mix. gis nga am na yenn yu nekk ci suuf mais c'est pas grave du tout parce que dinaa ko récupérer damay récupérer lépp voilà léegi nag daal di def liggéey bu gaaw parce que bëgguma ko woon continuer bala muy yàq sama pâte gis nga ki nga xam ne amul machine bi moom nii rek la koy defee day daal di jël beurre bi daal di koy mélanger bu baax ci pâte bi ba nga xam ne da koy jox consistance bi après nag mu door ci defar kii bi def ci nen yeeg bagage yooyu gis nga moom moo lay defar liggéey bi yépp yow da nga koy teg ci kawam rek bës mu leen di jël gis nga amul travail amul pétrir amul dara gis nga nii rek laay def
léegi nag ma daal di jël sama benn mbuus wala papier sulfurisé wala yooy xool rek lan nga yore dama koy teg ci four bi ci kii bi ci frigidaire bi juste pour mu xaw a sedd tuuti rek ay 10 minutes yooyu laa koy def ci kaw kii bi sax laa ko waroon defee nga xam ne damay ñëw rek yëkkati gis nga nii laa koy jël rek teg tëj dugal ci frigidaire bi waa gis ngeen suñu pat mi ngi nii dañ ko dër donc dër bi moom du metti su fekkee bàyyi nga ko mu reposer tuuti rek ba mu xaw a sedd tuuti dër bi ndiroowul ak booy dër boo doon dër par exemple croissant wala lenn moom dër bu yomb la moo gën a yomb sax dër fa taaya booy xool léegi nag dañuy jël suñu moule yi ñu daal di koy utiliser dama am ñaari façon parce que lu ci ëpp bii la nit ñi di gis ñu koy gën a utiliser booy xool ni moule bi façon yi ñoom ñoo gën a nekk yi nga xamante ni moom ngeen di gën a faral di gis donc mu am forme bu nekk yooyu yaay xool rek ban forme nga soxla pour def sa tarte yi donc ma am ci ñetti nii mais dafa am benn moule boo xam ni dafa particulière ba nga xamante ni boobu bii moule lii am mooy comme genre bi dafa am air ay bët daal bët yi mooy tax nga mun a aérer xam nga yeneen moule yi boo ko defee il faut nga def ci nga def ko li ñuy wax blind baking maanaam dama ciy def soit ceeb wala ñebbe boo xam ne après duma ko utiliser waat juste pour def ko genre poids mu toog ci kawam nga xam ni suy lakk du am tendance di jóg noonu léegi nag bii moom du saxla nga def loolu lenn ci loolu donc yii laay njëkk a commencer après ñu dem ci bi nga xam ne moom la ñëpp xam donc bii amul secret amul dara damay ñëw rek dagg am naa ci quelques formes donc bu ci nekk rek dañuy defar après wan leen bismillah pat bi daf ci tegu gis nga xaaral ma jëlaat nii def nii ci kawam daal di jël benn bu carré moom aussi teg ko ak benn bon bi forme cœur la ma daal di jël rek teg gis nga su ma defee nii léegi damay dagg ay lamelles yoo xamante ni moom laay wërale ci kii bi damay jéem a def 5 lamelles jarul mesurer ni rien man damay xool rek à l'œil nu laa koy defee incha allah xaaral ma jëlee côté bi ma jël loo xam ne dina mun a couvrir biir kii bi tax moule yi gis nga dama koy pousse nii mu taxaw fii di ma xaar voilà donc su ma defee nii 1 2 3 ki nga xam ni wóoluwul ndax mu dagg lamelle yu jub mun na jël par exemple règle mu jël ko daggee ko mais man dama koy def nii rek à l'œil nu comme ça après dinañ ko mun a gérer incha allah ok 5 et 6e baa ngi nii voilà gis nga lii nii normalement dama ko waroon jël rek dugalaat ko ci biir kii bi frigidaire bi pour ay 5 minutes yooyu du jar sax 10 minutes mais 5 minutes rek juste pour mu toogaat jàpp njàmburam mais defe naa war nañu mun ko jéngu fii ba baa ñuy kii pare donc ma daal di gàddu benn lamelle gis nga ni mu def nii voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii pour defar yi nga xam ni mooy tarte yi nga xam ni moom la ñu bëri di gën a yore bii moom moo si gën a yomb bu la neexee doo sax dër laa la wax nii soo génnee si frigidaire bi rek nga daal di jël l'essentiel mooy fexeel ba nga xamante ne li ngay def ci biir quantité de pâte bi ngay def si biir bu am fenn fu gën a dëll mboromam fexeel ñu tolloo le maximum possible gis nga mu ngi nii donc damay jël rek bismillah teg nii su ma tegee daal di koy bës ci suuf gis ngeen ni ma koy defee nii bu daggeeg def ay affaire am bul ko sax lijjanti instant bi yow l'essentiel mooy fexeel noo ko pousser donc ci ruq-ruqaat yi gis nga crevice yëpp nga dugg ci di ko pousse ci biir gis nga boo xoolee saupoudré wu ma ci kii
farine wala ma def si lu niin parce que pâte bi si boppam dafa am beurre gis ngeen quantité beurre biñ si def donc loolu c'est assez suffisant ba nga xamante ni incha allah si kàttanu yàlla yëf yi du collé daal maanaam mi ngi nii soo paree nag léegi da ngay daal di jël soit paaka wala lenn loo yore rek gis nga daal di koy niceal donc dindi excédent yi am si kii si kaw nii fexe ba nga xamante ni su paree day nekk benn genre bocal nii rek booy génnee gis nga pare na ñu demaat si deuxième bii dama ko commencé woon ma jël comme ma wan leen par exemple boo yoree farine lumm nii kii patu lumm boo xam ni dëroo ko defoo dara damay jël quantité bi ma yaakaar ni dina si baax rek gis nga raison pour laquelle bëggoo fenn gën a dëll feneen fi mooy boo ko defee rek du ñu toggandoo du ñu ñorandoo en même temps te loolu ngay bañ parce que da nga bëggul lépp ñor bëggoo fii ñor feneen fii am toujours pâte boo xam ne ñorul loolu c'est pas bien. gis nga léegi su ma paree nii dama koy daal di damay daal di bëtt rebord yi rek si digg bi après ma wan leen dinaa leen wan incha allah nuñ koy defee incha allah. waa gis ngeen léegi suñu lamelle yi li ma leen waxoon sànq gis nga dama ko dugal ci frigidaire bi moom moo tax mu toogu nii gis nga boo ko defee rek su seddee rek nii lay def comme li ma leen waxoon sama pâte bi dafa commencé woon tàng léegi ñu daal di continuer même lamelle yi ma daggoon dama obligé dugalaat ko ci frigidaire bi pour mu mun a sedd tuuti gis nga ñu daal di dagg ay lamelle yu yem nii rek pour wëralee ko mbir mi. léegi damay jël kii bi pâte bi daal di koy def nii ci rebord yi gis nga su ma ko defee ci rebord yi donc comme li ma leen waxoon sànq damay fexe di pousse ci suuf nii gis ngeen pour ñu kolente ci suuf mu fekki li nekk fii déjà bu dul lool rek soo ko dugalee ci four bi lii am mooy day séparé wu léegi ñu daal di wër nii. donc instant bi man inquiété wu ma si yëf yeeg yooyu gis nga li tegaloo dañ koy daal di pousse na le donc ñu fexe rek mu lal suuf bi ñu kole léegi bu ñu paree dañuy jël suñu paaka rek daal di laminer nii ci kaw gis nga mel ni ku koy dagg pour mu niceal yëf yi gis nga nii ñu fexe rebord yi dara luy déborder bu mu ci nekk voilà gis nga li ma leen waxoon bu seddee rek boo ko yëkkatee ñoom ñooy coller mu nekk benn gis nga mèche la day dugg ci biir silicone la day dugg ci biir four donc noonu rek laay def même chose laay def bu ci nekk ma jamate ci suuf nii ndax ma mun ma leer ni dara du nekk bañ a nekk place am gis nga nii rek la su ma paree gis nga mèche bi marque yi ñoom ñooy nekk ci suufu kii bi ci suufu suñu tarte yi voilà gis ngeen fii dama jël papier sulfurisé laa jël donc daal di koy dagg pour taille tey jii ki doon defar tarte bu mag aussi te nga xamante ni tarte yu ngande yi lay def aussi même concept bii may def ak bii bu fekkee yoroo yi nga xamante ni dañ ko perforé nii moule yu ñu perforé yi nii tarte normale yi nga yore même concept bi may def moom ngay def aussi ak tarte yu mag yi donc ma doon wax ni rek yii ñu def yu ndaw nii ku mu neex nga jëloon benn tarte bu mag a mag nga def ko daal di koy def bu fekkee da nga ko bëgg a def pour sa famille nga xam ne après da nga koy dagg comme kuy dagg sa gâteau donc mi ngi noonu léegi damay jël papier sulfurisé bi nii donc lii la ñuy wax blind baking mooy maanaam da ngay jël papier bi teg ko ci suuf léegi ñu ngi préchauffer suñu four à 350 degrés mu nekk environ 180 degrés donc moom laay jël léegi dama koy teg nii ci kaw kii bi pâte bi gis nga su ma ko tegee nii léegi xam nga boo ko bàyyee nii mook nga bañ ci def dara ñoo yem parce que soo ko bàyyee nii déjà su duggee ci four bi day naaw loolu mooy de un deuxièmement li tax ñi koy def mooy di dañoo bañ pâte bi di junki bien que defuñu ci defuñu ci ay levure rek yooyu wala waaw defuñu ci ay levure donc warta mën a jóg mais ak beurre beeg yooyu dina tax buy lakk day xaw a mel ni luy bax noonu donc bu ko defee yëf yi daal di teppeeku tegu fële léegi nag dañuy jël lii papier bi def ci
ku amul papier sulfurisé mun nga utiliser aussi papier alu. Voilà nga jël loo xamante ni soit ceeb lay doon wala ñebbe. Donc damay pousse kii bi papier bi mu dugg ci biir gis nga su ma ko sottee nii day tax moom suy lakk day toog benn place du bouger du dem fenn parce que am na lu ko téye foofu daal li poids bi moo ko fay téye. Voilà gis ngeen suñu kiiwu tarte yi ñu ngi nii pare na donc li may def mooy damay daal di ñëw rek gis nga bu ma ko yëkkatee nii mu wan la su la neexee mun na bañ a doore nii bu baax nga def ko mu clair mais man damay bëgg mu doore bu baax gis nga dara du collé donc même chose la ñuy def rek dañuy daal di pousse nii rek boo yëkkatee rek mu topp la gis nga. soo paree nag lu la neex nga siy def après ñu ñëw wan leen ñun nuñ koy tegee rek incha allah. waa kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi nii tey ñu indi doon leen li ñuy wax tarte Shell maanaam naka la couverture tarte yi si boppam donc mu nekk nii ngeen gis ko tey jii bu sucré bi la ñu def bu salé bi beneen yoon incha allah moom lañ leen di indil même concept bi la à la seule différence que ni bu salé bi duñ si def suukar loolu kese mooy différence bi donc nii rek la donc mu nekk nii tey jii nag émission bi maa ngi koy jox sama sœur ñu koy wax soxna Khady Kane ca Sénégal donc moom moo tax ma defar tarte yi sister xam naa ni j'espère que ni di nga ko essayer te dina yomb si yow du jafe donc di ko jox aussi les grandes dames de chez Bilo ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo donc di leen jox dig daje ak beneen xeetu tuto like maanaam incha allah beneen yoon bu ñu ñëwee dinañ leen wan ñun lan la ñuy def si biir si bu sucré bi incha allah di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah